coowul Oxfam jukku ñu bëri jàpp ni kon seeni pexe bu jubee dañ fee bëgg a dugal góor jigéen waa ONG Jamra ne kon gannaaw bi nu bàyyee xel Elimane Kane mi yëkkati kàddu yu ni mel dinañ déglu itam waa Oxfam laata kon ñu cay daal di janloog taskatu xibaar yi fukki million ci xaalisu CFA mooy caution bi nu war a daal di joxe ci élection gox-goxaat yi nu dëgmal professeur Assane Samb di journaliste analyste politique ne ëpp na te it ñu fare ci kujje gi la nar a gën a arrangé waa professeur kon Maysa Babou depp économiste jàpp ni kon koom réew mi secteur yëpp dafa nërmeelu ay kàddoom di ngeen ko dégg ci biir midi culture wàllum njàng ak njàngale résultat bac 2019 yi di wëy di rot waaye ba fii seetlu gi moo di baaxagul Sowru Sène di secrétaire général SAEMS di ca joxe xalaatam li mbokk yàq leneen buñ ci noppee dinañ ci boolee ne ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon mbootu di lu nu nar a waxtaane ci bile jotaayu xibaar taxaw seetlu bi tey ñu jagleele ko ngoyaan nataal bi ak gan gi mooy buural midi culture ñu ñaanalante Daouda Gueye moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck ak Kati Ndiaye ngeen ci àndal ñoom ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram fàcceel Kati Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mbokk auditeurs yi internet yi ñuy suivre. mi ngi noonu kon nañ leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee génn ci yaatal gi ak coowul Oxfam li tàmbalee judduwaat. ba tax na rek judduwaat na ndaxte ñoom ñi la rek dañu daal di bëgg a jàppale ñi di communauté LGBT maanaam communauté des lesbiennes gays bisexuels transgenre ak it yeneen loolee rek daal di jur coow bu baax a baax ba tax na rek kii di Elimane Kane nekk responsable foofu la ca Oxfam nag bu Sénégal ñu daal di koy dàq ca postam ba li ko waral rek moom moo di dafa daal di bañ a bokk rek ci nouvelle politique bi nga xamante ne rek ONG boobu daal dina koy taxawal ngir rek jàppale waaye tamit promouvoir leadership communauté boobule mu nekk rek mbir moo xamante ne mu ngi juddoo ci histoire de la lettre d'amour bi nga xamante ne organisation bi da ko daal di bëgg a imposer ci dëkk bi waaye itamit seenu pas agent surtout nag fi nga xamante ne rek moom moo di ci sud bi Kumba Ba. ginnaaw ba mu jotee bataaxal boobu Elimane Kane mu ngi dikkaat ci li waral ba ñu wàccee ko ci poste bu mu nekkoon moom mi nga xam ne ca Oxfam ba léegi moom moo fa nekkoon mu fa doon occupé poste bi di responsable programme gouvernance wàccee nañ ko fa kuréel bi nag moom moo ko def gannaaw ba mu lànkee ne du ànd ci politique bi ñeel ñu daal di gën a jàppale ñi di homosexuels yi te organisation bi namm ko ci ñoom mu ne loolu ñu bëgg imposer Sénégal kenn tegu ko ci yoon loolu waral ba moom mu génn wax ci ab lettre boo xam ne posté na ko ci page Facebook am mu ngi dikkaat ci li ñu bind ci lettre bi ak lan lañ ci wundu Elimane Kane yemu ca moom mi nekk membre yi ci société civile bu Sénégal ak président bu Lex Africa nee na mbir mi mu ngi xewoon ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin bi ñu génn bés boobu Oxfam International dafa bindoon ab mail di ab bataaxal yónnee ko képp koo xam ne agent nga bu fay liggéey nee na lettre ba nag ñu ngi ko dippee woon lettre d'amour ci biir lettre ba ñuy sàkk ci ñoom ñu gën a jàppale communauté bi nga xam ne moo ëmb lesbiennes yi gays yi bisexuels yi ak ñi méngoo ak ñoom te nekk ci biir kuréel gi ngir ñu gën leen fësal maanaam def seen promotion ci biir kuréel gi jox leen ay poste de responsabilité fi ñuy nasee ak di fa noccee ñoom ñu teew fa ndax seen leadership gën a jëm ci kanam rawatina li fi ñu duppee les pays du sud di dëkk yu ndóol yu mel ni Sénégal lettre bi nag moom li ko ci gën a naqari mooy nee na fa mu téeree ndax ci njeexitalu lettre bi ay menaces di ay artu la kuréel giy def képp koo xam ne réew nga wala agent bu nekk ci biir Oxfam te àndoo ak bile politique bu yees boo xam ne ñoom namm nañ ko doxal wane woo sa solidarité ak bile politique ñoom dàquñu sax ba génnee la ci biir kuréel. Kumba Ba waa ONG Jamra itam joxe nañ ci seen xalaat. ba tax na rek nee nañ dinañ daal di joxe rek seenub décision waaye laata loolu rek kii di vice président bu ONG bile di Mame Mactar Gueye nag mi ngi daal di xamle ni dina amal ab ndaje ak ki nga xamante ne rek moom moo di directeur régional bu Oxfam ngir rek ñu waxtaan laata rek muy daal di def ab déclaration noonu teewlu ay kàddoom. ñu ngi dëgg coow li lëmbee réew mi te ni ñu siy tudd Oxfam di ONG ba nga xam ne mu nga askanoo ca réewum Angleterre liggéeykatam yi nag particulièrement ku ñëw Elimane Kane nga xam ne biral na ci ëttu yëglekaay yëpp benn lettre ouverte di naqarlu ne dañ ko bëgg a jaay doole ndax dañ ko bëggoon a liggéeyloo lu ñuy wax benn agenda secret boo xam ne finalité bi mooy def propagande ak promotion mbirum borom ñaari tur mu lànk loolu nag ñoom ñu daal di fa jaar takkal ko ay pot daal di déposer ci inspection régionale du travail comme ni ko loi bi waxee ngir mën a jot ndigalu inspecteur pour mën ko dàq foofu la problème bi ne waaye yàlla dafa dogal nag ñun Jamra bu ñuy def yi jéego pour dox ay diggante yoo xam ne ñaar ñu safaanoo la dañuy góorgóorlu rek di sàmmoon diine maanaam fexe ba tëddee njaaxaanaay
masalan comme que déglu nañ version Elimane Kane léegi yàlla dogal na jokkoo nañu ak waa Oxfam particulièrement le directeur des opérations Dabakh Faye utal nañu rendez-vous avec le directeur régional de Oxfam incha allah tey ci ngoon bu tàkkusaan jotee ci la ma war a recevoir bu ko defee ñu mën a am ak moom waxtaan bu yaatu ndax ñu taataan version bu ko defee nag Jamra boo amee ñaari version yépp nag dañu ci lu ñu sukkandiku ci lu wér ngir mën a yëkkati kaddu moo xam conférence de presse lay doon wala benn déclaration bu ñuy fësal ci ëttu yëglekaay yépp. mu nekkoon kàddu yi Mame Makhtar Gueye bu ONG Jamra ngeen di woy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróomi simili. King FM première radio digitale du Sénégal. ñu wax kon ci koom bu réew mi mu mel ni kon ni muy doxee dara baaxu ca. loolee rek ay kàddu ki nga xamante ne moom moo di Meissa Babou la nekk professeur économiste mi ngi daal di xamle ni kii di chef de l'État nag moom mi lee dafay daal di surchargé li nga xamante ne moom moo di état bu Sénégal ba tax na rek muy daal di xamle ni secteur yëpp jamono ji ñu ngi ci ay jafe-jafe Meissa Babou nekk professeur économiste ci micro King FM. koomu réew mi ñoom politiciens nag dañuy wax dafa dox mais soo laajee askan bi ñoom xam nañ ne manquement yi dafa bari daanaka seen dara soppeekuwul depuis 2012 te pourtant dañoo tombé période bu neex a neex pétrole bi dafa daanu complètement mais sooy xool ci mbay mi wax jee bari rek mais objectif bi dëgg mbay mooy autosuffisance alimentaire su fekkente ne mënuloo am abondance maanaam mënoo romb autosuffisance objectifu napp bi tey objectifu élevage lan la du rek da ngay xaar ba nag yi sonn nga jox leen 23 milliards ñu dem jënd ko lu ñu lekk déedéet dafa amul politique de développement yoo xam ne nii engagé nañ ko ci domaine yooyu tey njàng mi sooxe na parce que xale yaa ngi ci mbedd mi ay virtuel lañ ko tudde xawma faju c'est la même chose parce que gisoo fi hôpital gisoo fi université donc dañoo juum ci affaire infrastructure ay autoroute à péage yoo xam ne ay chinois ñoo koy defar bon clé en main daanaka sa dërëm du ci dem loolu dafa yomb finalement doo xam xaalis ci ñuy lebak xaalis budget bi daanaka xanaa ñu ne jëm ñaaja lañu ko def te bon jëm ñaaja xëy na ñoom ñoo comprendre la fa ne donc loolu mooy problème bi dafa bëri ay pàcc yoo xam ne ni daanaka dañ ci lajj daal. mu nekkoon kàddu yi Meissa Babou di professeur nekk tamit ab économiste ñu daal di wax ci wàllum politique rawatina élection gox-goxaat yi nu dëg ma mu mel ni kon caution ku ca nar a bokk xam nañ ko. xam nañ ko ba tax na rek candidat bu ci bëgg a bokk rek dafay daal di génnee ci lu tollook fukki million ci suñuy koppar ngir daal di ci mën a bokk mu nekk rek koppar goo xamante ne jàpp nañu ne dafa daal di bëri bu nu sukkandikoo rek ci kàddu Assane Samb moom analyste politique bile mi ngi xam ne décision gi dina tax nag candidat yu bëri bëggoon bokk ci li ni mel rek daal di renoncer ci seen candidature surtout ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo daal di féete ci kujje gi Assane Samba analyste politique ci micro King FM. loolu nag cher na trop wax dëgg yàlla parce que gis na ndax wax dëgg yàlla esprit décentralisation foofu la ñu waxee li taxoon ñu indi décentralisation mooy ñu dëkk ca gox ba mën a yor seen i gox bu ñu bëggee nag ñu dëkk ca gox ba mën a yor seen i gox toppatoo seen mbiru bopp yi jëm ci éducation santé environnement ak domaine yooyu il faut que ñu may leen possibilité ñu mën a nekk maire moyens yooyu nag effectivement ñaare ñi koy am ñaare seen loxo du set toujours parce que am na ñu am ay moyens ñu seen loxo set mais am na ñoo am ay moyens ñoo xam ne seen loxo setul alors bu ñu seggee nii façon seggin bi effectivement ñi am moyen lay arrangé bu ñu waxee loolu nag ñu nekk ci nguur gi ñu gën a nekk am bonne position parce que ñoom ñoo ëpp moyen caution xalaatuñ ko du leen jaaxal parce que dafay jóge ci président de la République beneen bi mooy moyens yi ñuy doxee dañ leen koy jox également ñu tuur ci askan wi alal ju bari parce que loolu daan nañ ko seetlu ci élection yi surtout élection locale nga xam ne boo ëgsee mouvement jeunesse yi ñoo ci ëpp solo ak ASC yi ak mouvement des femmes yi nga xamante ni mooy association féminine yi boo ñëwee ñaare da ngay wane say moyens donc joxe déjà da ngeen di jox déjà donc loolu rek dafa nekk problème donc dafay wane ni effectivement nguur gi def nañu seen calcul dinañ éliminer le maximum de candidats comme ni ñu defee ci élection présidentielle bi ba nga xamante ni ñoom bu baax da leen di arranger bu baax a baax mais ñoom nag du tax ñu génn ci parce que ñoom dañoo am problème investiture parce que grande coalition la coalition de coalition et dafay am problème parce que waa APR dañuy xëccoo ñaare ak parti yu bari ak coalition yu bari ci gox-goxaat yi te loolu du arranger seeni problème li gënoon daal ñoo tëdd njaaxaanaay ba nga xamante ne dañ may Sénégalais yi possibilité vraiment ñu nekk candidat ci élection municipale yi parce que c'est très important. mu nekkoon kàddu Assane Samb di journaliste nekk tamit analyse politique ñu wax ci wàllum njàng ak njàngale ak résultat baccalauréat bu 2019 bi way di tàbbi ci biir réew mi. yi ci njëkk rek jot naa wàcc waaye rek daañu fi mu nekk nii ñu ngi xamle ne rek taux bi nag dafa daal di tuuti ci yenn ci localité wu Sénégal mënu sukkandikoo rek ci Saourou Sène nekk secrétaire général bu SAEMS mi ngi daal di xamle ne war nañu xoolaat ni ñuy jàngale waaye itamit di dolli ni jàngalekat yi def nañu seenub wareef Ndeye Mati Dia
gannaaw ba ñu amalee premier tour examen baccalauréat yi ba noppi résultat yi tàmbalee génn niki aljuma bi ñu weesu li ñu gisagum nag dalul xel ndax résultat yi daanaka musiba mbaba kumba la Saourou Sène di secrétaire général SAEMS di ci andi ay leeral. résultat yëpp génnaguñu tey yaakaar naa li gën a bëri ci li desoon dina génn mais comme ni ngeen ko waxee résultat yi xaw na faible ci li ñu gisagul mais yaakaar nañ xëj na au finish dina war a mën a am amélioration li leer mooy c'est important que bu ñu paree examen yi ñu def li nga xam ne mooy diagnostic situation scolaire bi parce que diagnostic bi dafay ci analyse bi daf ci war a bokk curricula yi maanaam contenu enseignement apprentissage mais jàpp naa ni tamitam li nga xam ne mooy évaluation yi il faut ñu xoolaat. ñu ci ëpp di joxoñ baaraamu tuuma jàngalekat yi. comme jàngalekat yi ñoo nekk dans le secteur mais li xew war nañ leen mën a tudd loolu moom kenn mënu ko bañ mais li wér te wóor mooy li ñëpp jàpp mooy année bii ñu jógee kenn mënu ci ngañ ñi jàngalekat puisque jàngalekat yi ñëpp def nañ seen i liggéey kon amul grève mais bu dee nag même année boo xam ne année stable résultat yi dañuy demee ni ñuy demee mais mën nañ joxol jàngalekat yi mën nañ joxoñ nguur bi mën nañ joxoñ parents d'élèves yi mën nañ joxoñ élèves yi. Saourou Sène di wéyal ba tey di ñaan ci nguur gi mu xoolaat anam gi ñuy jàngalee fii ci Sénégal. nguur gi moo yore éducation ci suñu réew moom mooy kiy décider bu dee discipline yi ñuy jàngalee contenu enseignement apprentissage nguur gi moo koy décider mais loolu comme niñ ko waxee dafa mel ni ñun lu ñuy jàngale suñu élèves yi ak li nga xam ne mooy jamono bi lu mu laaj tant sur le plan socio-culturel que sur le plan technique et technologique mais loolu dañ ko war a xoolaat évaluer ko ba xam ni ndax élèves yi ñu ngi sentir seen bopp ci li ñuy jàng. examen baccalauréat 2019 yi firndeel na ne njàng mi ak njàngale mi fii ci Sénégal dafay gën di suuxee at mu jot. Ndeye Maty Dieng jàppal ni kon leneen li des ci résultat yi dinañ koy xaar tey jii ci altine ji fépp ci biir réewum Sénégal gannaaw ñuy amal kon deuxième tour yi ñu jàpp ko ni ki àllarba di gannaaw ëllëg Midi Culture ñu jàll ci beneen pàcc. Midi Culture. dañuy daal di wëyal wax ci xibaaru biti réew yi kon ñu ci ànd ak Kumba Ba maa ngi lay nuyu. kati auditeur ak internet yu King FM. maa ngi lay fay Kumba Ba dañu koy tàmbali foofu la ca RDC ki nekkoon chef de guerre di Bosco nag fi mu nekk nii moom la ñu daal di jàpp ne moom mooy coupable jëm rek ci wàllum CPI des crimes de guerre ak it crime contre l'humanité. jugement am la ñëpp di xaar kon kat yi moom chef de guerre la woon cour pénale internationale tey jii la war a joxe lii di verdictam juge yi nag war a wax ndax moom moo def wala deful liñ koy toppee kon crime contre l'humanité ak crime de guerre yoo xam ne amoon na ci atum 2002 jàpp 2003 foofee ca Uturi chambre ba nag ñoom jàpp nañ ni Bosco moom mooy coupable bi nee nañ liñ koy toppee yëpp moom moo ko def kon di meurtre faat ay doomu aadama yoo xam ne moom moo ko jiite woon waaye it ay viol ci ay kaw civil ak it ay esclavage sexuel persécution yu ni mel daal yu xeetoog loolu lañ koy toppee katikon juge bi di Robert moom nag jàpp na ni ci benn audience àddul wax ni kii luñ koy toppee daal yëpp moom moo ko def. sommet bu LUA ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di ZLEC fi mu nekk li daal dinañu dugg officiellement ci phase opérationnelle bi mu nekk ab entité gu bees goo xamante ne rek dina daal di tax ba ñu gën a mën a multiplier lii di échange yi intra-africain. Union africaine kon di kuréel gi ëmb réewi Afrique yi kon am nañ ab déggoo foofee ca Niamey di capitalu réewu Niger ñu ngi ko dippee zone de libre échange économique continental demalante ak dikkalante wàllu weccoo jëm ci koom-koom dina gën a kon ñoŋ ci diggante réewi Afrique yi kuréel gi nag ñu ngi ko duppee ZLEC kon teg nañ ko ci raaya démb nee nañu nag dina tax ba demalante ak dikkalante kat yi gën a ñoŋ foofu ci diggante réewi Afrique yi fanweer ak ñaar ci ay chef d'état ñoom ñoo fa teewoon ngir fekkee loolu tànn nañ nag réew bi Accra kon di capitale réewu Ghana ngir mu nekk siège permanent boo xamante ni bi moom mooy bu ZLEC waaye nag lépp lañ fa jël di ay dogal dina entrer en vigueur dinañ ko tàmbali fii ak at yam ak juillet ci atum 2020. ñu jeexale ko foofu la ca Centrafrique kii di ministre français des armées daal dinay amal ab visite foofu la ca Bangui. Florence Parly lay wuyoo kon moom jëwriñ ji yor wàllu l'armée ba foofee ca réew bu France egsi na kon tey ca Bangui di ab visite officielle bu muy amal foofee ca Centrafrique muy jamono joo xam ne nag violence mu ngi fay gën a di fës donte ni am na ay accords yu ñu xaatimoon jëm ci wàllu jàmm dellu siwaat foofu ci weeru février la woon atum 2019 bi mu war a séq waxtaan kon ak njiitu réew ma
ma di Faustin Archange Touadéra waaye it ak jëwriñ di ñu dénk wàllu défense foofu di Marie Noël Koyara ngir nag ñu waxtaanee situation dëkk ba rawatina wàllu kaaraange ga ki ko fas yéene jiite tamit ngir communauté internationale bi yëpp indi ci seen participation mooy ONU ak it Union africaine tey kat fii la ñu yem ci xibaaru biti réew yi. ngërëm ñeel na la bu baax a baax Kumba Ba gannaaw faram fàcceek xibaaru biti réew yi ñu jàll kon ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. xibaaru tàggat yaram yi dañuy dugg kon ci pàcc bi nu jagleele seen xibaaru Coupe d'Afrique. ba tax na rek li ñuy intéressé wu moom moo di 8e de finale waaye itamit xalaatu défenseur sénégalais bi la di Pape Abdou Cissé jëm rek ci seen prochain adversaire di waa Bénin waaye itamit entretien gi ñu sekk ak suñu doyen di Abdoulaye Diaw rubrique bi ki ko def rek moom moo di Papa Madiakhaté Sarr. dal leen ak jàmm ci seen rubrique seen xibaaru Coupe d'Afrique. tey la ñuy jeexal 8e de finale Coupe d'Afrique des Nations bay amee ci Égypte ak ñaari jongante yu ci mujj diggante Mali ak Côte d'Ivoire ak diggante Ghana ak Tunisie démb Madagascar di wéy di bett ñëpp ginnaaw ba mu éliminer République démocratique bu Congo ci 8e de finale yi mu daan ko ñeenti penalty ci ñaar ginnaaw prolongation yi 2-2 la ñu defoon Algérie moom jaar ci kaw Guinée ci lu yomb ñetti bal ci dara la ko daan. seen xibaaru Coupe d'Afrique. Sénégal fas yéene daje ak Bénin àllarba gi ñu jëm bu ñeenti waxtu ci ngoon jotee ci quart de finale yi ginnaaw ba ñu noppaloo benn fan sunu gaynde yi daal di tàmbali waat entraînement yi kenn ci gaynde yi di Pape Abdou Cissé di xamle ne Bénin du équipe bu nu war a xeeb. waaw alhamdulilah quoi c'est normal parce que ak match yi ak voyage yi depuis la préparation de la CAN ba léegi nii soo amee une journée de repos ça te fera du bien pour repartir fort. waaw comme ni ma ko waxee rek gisuma équipe bu ndaw ci compétition bu mel nii parce que léegi équipe yëpp a pare pour relever les défis. et puis voilà ñun dinañ préparé bu baax de notre côté di ñaan yàlla mu defal ñu ci ndam mu set wecc quoi pour ñu gagner avancer encore. waaw gis nañ ne joueurs yi aussi équipe la boo xamante ne dañuy daw capable nañ dugal but à tout moment soo seetloo seen dernier match c'était pareil donc voilà ñu ngi préparé ñun dans tous les sens et puis ñaan yàlla ñu am ci ndam quoi incha allah. waaw comme ni ma ko waxee amul équipe bu ndaw ci compétition bu mel ni CAN bi ku fi ñëw rek da nga koo mérité donc il faut s'attendre à tout pare ne voilà équipe yëpp mën nañoo perdre. waaw di ñaan ñu bañ see bokk comme ñu annoncé woon favori ñu continuer ci lancé bi di boot quoi. gan gi. seen xibaaru Coupe d'Afrique di dalal tey doyen Abdoulaye Diaw muy dikkaat ci gis-gisam ci Coupe d'Afrique bii di am ak it li ko gën a marqué ba mu dalee seetaan Coupe d'Afrique ba tey gis nañu ci 8e de finale yi affiche boo xam ne affiche u finale la ci Coupe d'Afrique muy Nigéria ak Cameroun lan nga jàpp ne moo waral ñaari équipe yu toll nii di daje ci compétition bu Coupe d'Afrique ci quart de finale. ci poule de classement yi il y a encore des joueurs ou des entraîneurs yoo xam ne maîtriser wuñu ni mais ci poule de classement bi ci ngay éviter certains adversaires ci poule de classement bi ci poule de qualification bi ci ngay éviter certains adversaires parce que bi ñu tiré Nigéria ci poulam ñëpp dañ ni dafa war jël premier Cameroun ci poulam ñëpp dañ ni dafa war jël premier ñoom ñaar ku ci jëlul premier tu cours des risques d'avoir en 8e de finale adversaire bu rëy a rëy loolu moo indi ñoom ñaar comme jëluñu premier ci seen poule ñoom ñaar comme jëluñu ko premier caaxaan ko jëluñu premier loolu moo indi par exemple Madagascar jël la première place dañ ko considéré woon ci petit poussé yi te bu ñu dajee en 8e de finale erreur bi ñu def ci seen poule ci seen match de qualification moo indi loolu. ñu gis ne équipe yi ñuy woowee petit poussé ñu ngi def ay surprise loolu ndax du ab message bu ñu lancé ñii di favori yi ngir ñu bàyyi leen xel. tant mieux pour ñi nga xamee ni daañu retenir avertissement par exemple li nga wax démb li nga wax ni dama dégg Ibrahima Traoré le capitaine de la Guinée yëkkati kàddu yi nga xam ne démb du yooyu ma ne mais Ibrahima Traoré qu'est-ce qu'il dit il affiche un complexe d'infériorité devant l'Algérie en disant li Afrique du Sud def te Bénin def ko devant Maroc ñun danañ ko jéem def parce que bon on n'est pas favori devant l'Algérie Ibrahima Traoré le capitaine de la Guinée j'ai envie de lui dire que la Guinée s'est éliminée en finale de Coupe d'Afrique avant l'Algérie. ana ban souvenir moo la gën a marqué ci Coupe d'Afrique des Nations. mën naa ni Coupe d'Afrique bi ma marqué mooy
moo di la première Coupe d'Afrique des temps modernes du Sénégal. Parce qu'on dit on a été déjà à la CAN en 65 puis en 68, mais la Coupe d'Afrique et première Coupe d'Afrique des temps modernes au Sénégal moo di Caire 86. gis nga Caire 86 match yi démb bi gën am ci diggante Afrique du Sud ak Égypte ñun match boobu la ñu amoon le 7 mars 1986 au Caire match bi la ñu amoon contre Égypte. Sénégal gagné fa Égypte 1-0, but de Thierno Youm, ballon amené par Boubacar Sarr Locotte. Une première, ça marque, c'était ma première Coupe d'Afrique. Ma mel ne que ku nekk ci pèlerinage en Coupe d'Afrique des Nations. Ça, je ne l'oublierai jamais. Ak nag surtout bu ma jógee ci Caire 86 ak surtout la victoire du Sénégal en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations 2002 à Bamako. C'est la victoire, comme on dit, la plus spectaculaire, c'est peut-être le terme. Ci bis boobu la gis équipe nationale, pour man, c'est son meilleur match de tous les temps. Comment c'est arrivé? On a joué à 80 minutes. Pape Sarr avait été expulsé. Et quand Pape Sarr est expulsé, parce que dañu dem ak Nigeria ba prolongation, 120 minutes. Pape Sarr avait été expulsé avant la demi-heure. Nous jouons 0-0. Dem ak Nigeria prolongation, on que 2 fois à la marque. 1-0 pour égaliser 1-1. Nous jouons que 2 buts, 100 points à 10 pendant 80 minutes. C'est le match dans lequel les Sénégalais avaient vraiment fait preuve de vaillance. Le demi-finale que nous avions gagné 2-1 devant le Nigeria en 2002 à Bamako, tout en point à 10 pendant 80 minutes. lii lañ leen indiloon ci seen rubrique seen xibaaru Coupe d'Afrique dig leen daje ëllëg ci beneen numéro. 4-4-2 c'est la tactique. 4-3-3 another tactique. 8-8-1. di ko jaajëfal bu baax a baax Papa Madiakhate Sarr doon faram-fàcceel kon seen pàcc bi nu jagleele xibaaru Coupe d'Afrique ñu jàll ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan. xibaaru caada yu wér te woo. dañ koy tàmbalee kon wax ci li nu duppee mbootu. maanaam écharpe de portage jëmale ko ci ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di bébé yi mu doon loo xamante ni nekk na tradition boo xamante ne rek dañu ko doon def file ci Sénégal waaye gis nañ ne jamono jile rek mu ngi daal di wàññeeku bu baax a baax li waral li ni mel rek moom moo di modernité gi nga xamante ne mu ngi laal suñu ndaw ñi ba tax na rek tradition boobule rek bi ñu ko daan def nag dafay indil ay baax jëmale ko ci bébé bi waaye itamit ci yaayam mi nga xamante ne moo koy boot reportage bi Aminata Ba moo ko def. yaayu cheikh yi boota benn ci bébé yi ak mbootu bu cosaanu séeréer Fatou da jëfandikoo mbootu ba léegi ndaxte da ko doonu ci ay maamam. mbootu mi lu tax ñu koy boote dañ ko fekk ci suñu maam muy suñu aada loolu moo tax ñu koy boote loolu moo tax waaye ñun moom dañ koy boote ndax suñu cosaan la mais bu dee séeréer kay lii nga war a boote ndax dafa nekk suñu cosaan daal. soxna yu ñu dajee la ci mbedd Ouest Foire yi ñu ngi ñuy xamal ngëneel yi ne ci mboot. dama koy conseillé nit ñi tamit moo gën ngay jël ay kangourou yooyu de yëfu africain daal yëfu tubaab la te rafetul sax nga jël sa doom comme golo yi ni ñuy defee seen doom man moom rafetlu ma ko su ma sañoon ñëpp dañuy jël seen mbootu perkaal cheru moom ngay jënd dagg ko rek def ko sa mbootu. mbootu c'est rabal kay jeexal nga c'est rabal yow da ngay gis alors nekkul nekk séeréer kon xam nga ne lu baax la cosaan la parce que bu du woon lu baax dañuy jóg muur seet teg ko ci sa rabal seen séeréer yéen duñ ko bàyyi ba lu ñuy njëkk a def njëkk ni buy ñëw man mi sax jabar yi ma wàcc yëpp damay def mu wax bu ñëw ba mu rafet teg jël ba sama sa rabal teg doom boo ko boot doom bu ñu bootee sa rabal doom bu ñu bootee sa rabal bokk. ci suñu aada ñàkk jëfandikoo mbootu baaxul ci ëllëgu xale yi beneen soxna dañu ko xamle. waaw doom dina gàddu ci mbedd doon di dox ak moom ñu gis ñu nekk ci mbedd di jëli ñuy jaxati nga gàddu ko muy wax ngay dégg di gis li ngay daje bu màggee itam ni ñu ko mel rek lay ni mbootu nekk lu suñuy maam doon bootee waaye jamono ji dafa commencé wàññeeku ci ndaw yi léegi yi nga xamante ne jamono da leen a dàpp. Aminata Ba di ko gërëm bu baax a baax tey taxaw seetlu bi ñu jëmale ko ci ngoyaan. ngoyaan nag nekk benn musique goo xamante ne rek file la daal di bàyyee ko waaye itamit nag moom ngoyaan nekk na woy yoo xamante ne rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo di buur yi ñooñee la ñu ko doon woyal mu nekk rek benn musique boo xamante ne instrument yu bëri dañuy daal di boole rek ngir mu jur sonorité bi ni mel umu xàkkimu aaj. ngoyaan bokk ci caaday réew mi muy musique buy boole ay instrument yu bëri te buur yi ak lingeer yi lañ ko doon jagleel bu njëkk suñu sukkandikoo ci Xadim Mbuub di ci bay waaram. ngoyaan ñi ko doon weer dund comme ñoom Lat Joor buur yi ak damel yi las yi ba sa góor si yu mag naa macha allah ñi xuwaare di ñi toog misi xar yi jongoma yi toog ñi lal matelas yi dootuñu leket dootuñu xalam ni géer ñi ma ngoyaan ji boole li ci mel ni xalam leket wanne léegi dañ koo gën a moderniser Xadim Mbuub di ñaax melomaan yi ñu jàpp ci ngir mu mën a jëm kanam. solo ci ngoyaan
dëpp suñuy leket dóor suñuy sabar léegi ci laa moderne nag ko dugal clavier lépp fu ñu ko tëgg mu ne bëgg nit ñi jàpp ci rek pourtant neex na de. Ngoyaan di fësal bu baax caaday réew mi muy musique bu soqeekoo fii ci Sénégal ñu ciy faral di yëngu di ci joxe ay message yu am solo. doomi burama ci réewooy moo di ku fee di tooñ waya bi jeex su doomi màggee atal leen wilaan ko yaay la di ko jaajëfal bu baax a baax Oumou Hakim a ci Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di gën a xamaleek Waziz Diop. mu juddu ci atub 1950 file ci Dakar doon ab musicien compositeur boo xamante ne rek style musical am bile tax na daal di àddina bi yëpp daal di koy xam nag moom bile li tax sax ñu gën koo xàmmee moom moo di wëyam boobu la di Iyeen nga xamante ne rek moom lañ ko interprété woon ci biir film bile nga xamante ne frère moom moo ko defoon di Djibril Diop Mambéty loolee rek tax nag àddina bi yëpp daal di koy xam Penda Badji moo ñu defal portrait. artiste la bu ñu ràññee ci àdduna wërngal képp rawatina fii ci Afrique Waziz Diop mi ngi juddu atum 1950 fii ci Dakar bokk ci ab famille lébu am ay mag ak rakk yu xaw a takku lool juddoo màggee fii ci Colobane fukki at ak ñeent mu tàmbali di jouer di guitare donte ni sax famille bu mu bokk du ab famille géwél bu war a def musique mu bëgg ko loolee sax moo waral ba mu daal di jóge Sénégal utali ji réewum France atum 1970 ngir mun fa amal musique am. atum 1974 Waziz daje ak benn musicien sénégalais originaire de Guinée-Bissau ñoom ñaar ñu taxawal groupe bu tudd West African Cosmos di def musique afro jazz daanaka sax joué nañu musique boobu ay at atum 1979 mu jóge ci boobule groupe di def carrière solo donte ni sax léeg saay daawoon na faral di wëyal ay yenn prestation ak boobule groupe ba atum 1981 ci at boobule mu liggéey ak waykat bu mag franco-malgache Marie France Anglade seen collaboration jur ab album ñu tuddee ko Mfakera atum 1984 mu bëgg dugg ci wàllub cinéma xaatim ab scénario waaye boobu les projets mujjul antu mu daal di dellu si ci musique bi atum 1986 jamono di dox Waziz mel ni ko xaw a découragé ndax ñàkk succès ma ci musique bi li tax ba jeexitalu année 80 mu xamle woon ni dafa bëgg dakkal bépp activité am jëm ci wàllub musique atum 1989 ay événement yu mag am loolee tax ba mu teguwaat ci raaye musique bi xaatim ab contrat ak benn label Trefus daal di ci génne lu toll ci 45 tours weerub mai atum 1989 atum 1992 Waziz Diop daal di génne musique bu bokk ci album solom jagleel ko ab film bu tudd Iyeen daanaka sax magam bu mbokkal ndey ak baay di Djibril Diop Mambéty moo réalisé woon boobule film. wayam boobu doon daw ci film bi di Iyeen daanaka sax dafa yokk lii di xameem ci wàllub musique ci àdduna wërngal képp jamono di dox Waziz dem ba kenn nemmeetu ko ci lu bëri ci wàllub musique ak ci wàllub discographie atum 2008 mu génne ab album bu yees tuddee ko Juddu Bekk ku nekk di jéema lu di àdduna ci diir li muy tekki ci doomu aadama guddi asan Waziz Diop doon ku Sénégal ràññee ci musikam yu riche lool ci texte yi jëmmam bu artiste lool ko Afrique wërngal këpp fonk itam ndax baatam bu neex. jaajëf Penda Badji Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey waxtaan seq kon ñu seq ak waxtaan ak Khady Ndiaye. Khadija Ndiaye nekk ab woykat goo xamante ne rek dafa daal di génne single bu bees boo xamante ne rek dafa daal di jaxase li nga xamante ni moom moo di mbalax ak acoustique ci bile entretien nag dellusiwaat na ci li nga xamante ne moom moo di multiple facettes yi mu am waaye tamit ci ay projet texte yi tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay référence am jëm rek ci wàllub musique
waxtaan bi mu ngi ko sekk ak Papa Madiakhate Sarr. Khadija Ndiaye ñu ngi leen nuyu tey yaa nekk suñu gan ci Midi Culture ngay artiste waykat génnee single bu bees ndax mën nga ñu gën a wax ci single boobu nga génnee. dama génne benn single bu ñuy wax wor donc mission boo xam ne defal naa ko benn version acoustique mais par la suite ma xamante ak waa groupe Jàmm mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci Ndongolo bokk ci ñoom après ci lañu jël 4 artistes ku nekk ñu defal la benn single après ci lañ ma defal sama son bi wor defal ma ko single yàgg naa ko defal nag ne maa ngi doog am chance pour gën koo togg mu gën a ñor ma doog koo génn. nga wax ko ngay def acoustique ak genre musical yu bari lan moo waral choix boobu. boo nekkee artiste moom doo basé wu ci benn yoon nga ne comme par exemple damay def acoustique kese wala damay def afro kese donc il faut ngay varier parfois nga dem ci mbalax parfois nga dem ci reggae xam nga parfois nga dugg ci yeneen pax daal loolu moo tax ñu naan artiste parce que mënoo basé wu rek ne man lii laay def donc ba ma duggee si ñoom xam nga ñu proposé ma comme version mbalax bi ma ne amul benn problème ci lañ jël son bi defaraat ko. musique nekk looy def mu doon sa passion boobu fan la daal di jógee. c'est que musique loo xam ne par amour la dama ko yàgg bëgg donc man juddu ma fekk sama famille kenn du way mais man maa am amour musique donc man ci 2013 bi ci laa décidé ma ne xam ren jàngi ci musique am ci tuuti xam-xam daal ci laa demoon duuta fekk xam nga ma def foofu benn 1 an mais par la suite dama xawoon a ci tuuti sandaay tuuti ba nii ci 2018 2019 bi ci nekkaat ni ci laa xamante ko waa groupe Jàmm ci lañ ma proposé li Khadija Ndiaye tey jii lan moo doon say projet pour sa ëllëgu musique. waaw sama projet mooy gën a dem ci kanam rek xam nga comme que lii single la ñu nekk ay nouveau talent soxla nit ñi déglu ñu xam nga ne si ñun donc man samay projet mooy gën a dem ci kanam nekk ay single nekk ay pourquoi pas ay yeneen cassette xam nga Khadija def wër international wër international loolu daal sama rêve la wax dëgg fa yàlla dundal sama aar daal lu ma neexul parce que loo xam ne amul la lu nekk ci man la. buñ la doon laaj tey ñan ñooy say référence ci wàllu wi lan nga may tontu. ba ma gënee nekk xale nag doon naa déglu Ismaïla Lo waaw kooku ay musique am dama koo bëgg waaw parfois doon naa déglu Fatou Gueye aussi parce que am na benn instant ma demoon Oscar des vacances ma choisir kii Fatou Gueye daal di ko fay way donc man ngi daal ñëpp maa ngi leen doon déglu bu baax a baax mais à part loolu dinaa jéem a génn international bi xam nga di déglu ay Céline Dion ay Lara Fabian donc Michael Jackson xam nga ñun ñëpp ay référence lañ donc dama leen di consommer bu baax a baax a baax a baax. Khadija Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal ma fàttali waykat nga yaa nekkoon tey suñu gan ci Midi Culture. jaajëf yow tamit Pape Madiakhate Sarr doon dalal ganu Midi Culture jotaay bi kon ñu jeexale ko kat ak wàllu musique. wàllu musique la ñu koy jeexale ak suñu gan bi léegi di Khadija ak singalam bu bees bi léegi di wor. mbokk yi kon foofee la ñu yam ak yéen ci Midi Culture yamoo itam ak li nu cërale woon ci waxtu jeex di la jaajëfal bu baax a baax Kati Ndiaye. maa ngi lay jaajëfal bu baax Serigne Saliou Seck di jaajëfal mbokk auditeurs yeeg internet yi ñu doon suivre dinañ joxe dig daje suba incha allah ci Midi Culture. di jaajëfal bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci machine bi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kaddu gi production Kader Lo digital Yacine Pouy léegi kon Baye Cheikh mooy ñëw woyal King Feeling lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.